classe bi muy le chef du gouvernement du moo ko jox autorisation pour mu présenter bilan et président Diomaye moo ñu wax daaw ni bu lu tax may sawar di tukki di dem ci rencontre internationale yi mooy damaa am premier ministre boo xam ni li ma soxla lépp bu ma koy defal. bi ñu génnee pour wax liggéeyu gouvernement bi ci ay bor yoo xam ne Sénégal daf koo am njiital gouvernement bi dafa ànd ak ministre yi mu concerné ñoom monsieur Lo nu mu tuddati ministre bi yoroon bi nekkoon Alamine Lo ak ñi mu concerné Cheikh Diba Abdourahmane Sarr ñu ñëw taxaw ci kanamu askan bi beneen yoon Ousmane Sonko dafa ñëwaat bi ñu wax ci wàllu pétrole bi dafa ñëw ni négocier nañu renégocier nañu Ousmane Sonko moo présenté Sénégalais yi plan de redressement économique ñu invité ci président de la République kon ñun tey même bu coïncider ak politique c'est vrai que Ousmane Sonko du mu def politique da ciy ànd parce que homme politique la en fait xam nga c'est pour répondre ñi wax ni day def bilan mais du politique képp ku yëngut nekk ci politique la Ousmane Sonko buy tontu politique la situation politique moo ko poussé pour mu wax comme ni mu poussé président Diomaye mu wax mais parce que ku waxul dee di même booy présenter bilan d'activité gouvernement mais politique la parce que boo waxul dee Diomaye lu ko poussé pour mu wax boo xam ne c'est bien planifié ñu togg ko ba mu ñor tànn seeni journaliste def seeni protocole dugal ci benn journaliste bu nett on a tout compris parce que it nag ñu nag ña nekkoon ca jotaay booba ñoo tolloo même génération xam nañu ni yëf yi demee yépp question mbetteel yi yépp xam nañu fa demee alors kon foog ñu wax léegi nag Ousmane Sonko mi doon génn ci bi ñuy annoncé ay dettes cachées bi ñuy présenter plan stratégie économique comme redressement économique bi ñuy def ay levée de fonds bi ñuy woo Sénégalais pour ñu dugal seen xaalis ci luy taalaat comme Sénégal bi ñuy def yeneeni fonds yu ñuy jëlee ay Qatar wala Abu Dhabi yëpp Ousmane Sonko mënoon def ay déplacements donc il est le mieux placé pour def moom bilan et pourtant def na quelque chose nag parce que dette secret boobu gars yi doon wax fan yële defoon ko débat ci ay jéegoom ak ay démarches am la loolu sottee bu ñu sukkandikoo ci ministre bi wax lu jëm ci wàllu koom-koom Cheikh Diba ci ndigalam lañ demee di négocier waat ak FMI am na lu ci président Diomaye laal muy musuñu tàqaliko ak FMI mais foog cette fois-ci ñu xool suñuy intérêt fan la ci tënku suñu pétrole bii nga xam ne nangu nañu ci lu bëree bëri ci wàllu accords yi ñu amoon ak ñenn ñi ko war a exploiter mais c'est quelque chose même côté agriculture bu fekkee gis nañu ni am na ay sooxe yu am ci finalité bi sax teewul ñu xam ni def nañ ci quelque chose ci bu ñuy soo commencé séddali jiw bi ci début ba donte woon ni am na ay sooxe nag ci bu jëntal bi yoo xam ni Serigne Gueye Diop miy wax la ñuy laaj ay compte ci wàllu boobu donc Ousmane Sonko foog mu génn def bilan mais du Serigne Gueye Diop moo war a def bilan au président parce que président dafa jëloon li ëpp ci liggéeyam ci doxalin gouvernement bi confier ko Ousmane Sonko ñu taxawal benn gouvernement bu ay membre ne kenn ku ne ñu am lu ñu la confier mais nit ñu ngi gisal seen bopp am na ministre yu def fast track di dem sur le terrain ñooñu même bu ñu waxul Sénégalais bi ci boppam bu ñu ko nee hey constaté lii mooy li am day gis ni lii mooy li am eggale benn partie ci autoroute à péage bi eggale aéroport bu ñu commencé woon entamé yeneen affaire teg ay xeer bu njëkk d'accord président Diomaye teg na xeer bu njëkk benn école bu ñuy tàggate ay militaires ci diwaanu Casamance def na yeneen ak yeneen mais ci liggéeyu gouvernement bi tey gis nga ay ministres yoo xam ni boo dajalee seeni activité Ousmane Sonko mun na ko teg ci kanamu Sénégalais yi mais gis nga meeting du fu ñuy defa bilan dañu waxante dëgg meeting ubbi buntu la pour sóobu ci wàllu politique ngir waajal 2019 dama nga dégloo extrait Serigne Gueye Diop bi ñetti at yi ko desee ci bopp réew mi pour dëgmal cap 2029 mooy lii la ñu namm wàññi dund gi ndaw ñi am liggéey ak beneen stratégie buy dem ci plan Diomaye 2050 loolu la wax léegi nañ xool ñetti yooyu nga jël ko bëgg ko présenter ci benn meeting mu occasionné wu boo seetee sax même journaliste yi fa demoon xam nañu ni rencontre bi suppu kànja la moo tax bi ñu ñëwee ci seen reportage seen compte rendu dañu wax côté bi Serigne Gueye Diop waxee ci wàllu politique beneen côté bi nga xam ne mun nañ jàpp sax ni technique na mais foofu la piège bi nekk
parce que mënoo am ñaari ati nguur mu dese la ñetti at ngay xalaat yow lan ngay teg ci loxoy Sénégalais yi comme bilan 2029 et nga bëgg commencer bilan boobu ci 2026 ci benn meeting c'est-à-dire boo xoolee propos yi dafay xaw a paradoxal jamono ji tembe ci ñoom li ñu diggoon Sénégalais yi dafa war a nekk benn rupture totale boo xam ni tey seen xel lenn du ci nekk lu dul liggéey du ñu bëgg a toogi mukk ay gàngu naay yi wala nguur goo xam ne du jeex alors te ñoom ñëpp tombé ci piège boobu kon bilan du ci meeting lañ koy joxee te du ñoom la ñu koy laaj xam nga tey am na ministre yoo xam ne aaju ñoom ñuy def bilan askan bi mun nañu leen a defal seen bilan Serigne Gueye Diop mooy ministre bi wax lu jëm ci wàllu commerce yéen ñëpp gis ngeen jafe-jafe suukar fii Sénégal yéen ñëpp gis ngeen ceeb bu lamb ñi ko bay mënuñu koo jaay fii Sénégal yéen ñëpp gis ngeen ay petites et moyennes industries yoo xam ne dañuy tëj yéen ñëpp gis ngeen ministre bi dalloo benn usine bi dafa ay piis tax mu déclaré ni dañuy commencé arrêté ba lu fëgg jaay yi nga xam ne ay junni nit ñoo ciy dund ci ñu koy importer ci ñu koy defaraat ci ñu koy ñëwaat ci ñu koy jaay ci ñu koy sol dalloo benn usine bi dafa piis Kaolack donc tax nga annoncé ni dañuy arrêté ba lu fëgg jaay yi loolu dama nañ ko boolee ci bilan am bokk na ci bilan am dem ba bët gànnaaru Sénégal dalloo fa ay chambre froide yu benn privé tabax ci jamono jooju ñuy tuur ay tonnes soble Sénégal am usine bu ñu installé def ci plus de 40 milliards pour muy transformer soble ba dootul yàqu Sénégal nga ñëw ba jigee ko te mënoo faa yegg parce que xëy na yëpp du ñu benn ci façon bi nga koy interpréter en tant que ministre moom day mën nañ ko defal bilan parce que ren jii mbaa xam nga ni bon impayé am na Sénégal ci wàllu gerte ren jii la Sénégal am campagne bu doonul campagne demal ci kaw gi béykat yaa ngi fi am seen gerte mënuñu koo jaay béykat yaa ngi am seen gerte forcé ko transformateur yi dem di jëndi gerte Saloum pour indi ko Touba pour indi ko Kaolack pour indi ko Mbour ñu dogaale leen parce que amoo droit jënd gerte Kaolack indi ko Touba te yëpp nekk Sénégal moom de mun naa ko defal bilan mooy importation bi dominer exportation bi ba li ñuy bay fii lamb moom de mën nañ ko defal bilan mooy jamono ji nga xamante ni bii ñiy def agro business ñu ngi massacrer baykat yu ndaw yi moom mun nañ ko defal bilan marché bu kenn contrôlé wul moom mun nañ ko defal bilan wax dëgg yàlla marché boo xamante ne da ngay dugg ci boutique bii jënd fa kilo suukar 650 dugg ci boutique bii jënd fa kilo suukar 600 moom mun nañ koo defal bilan ndax moom ministère am daa am contact direct ak askan bi moom bi muy falu saaku repas bi gën a yomb Sénégal mooy bi usine truc yi nekk fii diggante Zac Mbao ak Fass Mbao di defar boo koy jënd ci kii lay mujjee jaay muy magasin bi lay mujjee jaay moom bi muy falu ni ñaa ngi ko doon jënd 9500 maanaam junni ak juróom-ñeenti téeméer tey mu ngi jar junni ak ñetti téeméer moo mënees na koo defal bilan de. ñaari junni ak ñetti téeméer moo mënees na koo defal bilan de ndax moom lii mu yor daa taqaloo ak ñun moom la baykatu ceeb yi interpellé Ousmane Sonko ni leen balaa kenn importé ci ceeb dañ jënd ceeb ba ci wàllu ba noppi ñëpp taxaw xam ni DIPA moom niñ ko privilégié Sénégal daa jéggi dayoo am réew nag wàllu production bu ñu ko néewalee doole jox gëdd importation xel dafay teey ci ministère boo xam ni ma nga fa te war a dooleel lu jëm ci wàllu commerce ñu passé campagne agricole bu amul benn buzz bu amul benn nu ñu koy waxee influence musuñoo traversé campagne agricole bu catastrophique comme at bi wax dëgg yàlla bon impayé mënoo woon a gën am mënoo woon a gëm ne am na sans compter ñi nga xam ne jaayuñu kon monsieur le ministre yow moom am nga bilan ndax ñun daanaka mën nañ laa defal bilan ñun waaw mën nañ laa defal bilan man bi ma demee Casamance lu gaaw gaaw bërki démb nee naa yor ba ca pour xool centre commercial bi mu fa inauguré woon temps yële passé ba mu koy inauguré fekk desoon na tuuti ay wàllu travaux ak yooyu waaw na faa demaat wala service mi demaat fa ñu xool ba xam promesse bi mu